asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéenay ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun waaye nag di am mbégte ci fii ñu leen di nuyoo mu di dëkk bu sell bii di Touba. bu ñu nee Touba nag suñu xel dana dem ci ab communauté rurale am loolu nag tax na mbokk yi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci liggéey bu yaatu boo xamante ne bii communauté rurale bu Touba moom moo ko def. ci njiitul président bi nga xamante ne bii moo di Serigne Abdou Lahad Ka ak ay conseillers am ndax umpalewu leen ne gannaaw bi ñu ko fi tegee ci ndigalu xalifa général kullu murit Cheikh Sidi Moukhtar te mu jaare woon ci Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou Lahad mi ngi doon jéem nag kéem kattanam ci lépp loo xamante ne bii dafa war njiitu communauté rurale ci dëkk ba mu jiite rawatina dëkk bu sell bi di Touba. xam ngeen ne ci at yële ñu génn am na ay liggéey yu ñu leen wanoon jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu njàng ak njàngale ak fànn yu bëree bëri yoo xamante ne bii communauté rurale bu Touba daf ko defoon. am ci yoo xam ne nag dafa laajoon ñu topp ko ngir saytu yeggale bi nga xamante ne bii waroon na ko yeggale liggéey yooyu lu jëm ci fànn googu nag ak li nga xamante ne bii jot nañ ko cee def loolu mbokk yi kon ci la ñu fas yéene ànd ak yéen. képp ku bëgg a suqali ab dëkk rawatina fii ci réewum Sénégal faaw nag mu fulal lu jëm ci wàllu assainissement communauté rurale bu Touba moom daal di ko jox gëdd bu mag a mag ci atum 2013 jàpp 2014 ñu def fii lu am solo yëkkati ay millions yu takku daal di ko ci jëmale lu jëm ci sëkk lenn ci mbedd yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci dëkk bu sell bii di Touba ak li ko wër ñu daal ci farlu lool ñu ràññee ci nag ay gox yu wuute rawatina ca Daarul Minan Daarul Xuddoos ak Njenne loolu nag nekk loo xamante ne bii mbooleem kilifa yi fa yeewoo ak askan wa rafetlu nañu ko lool. am nañ fi ab diir ndax lu fanweeri at bàyyi ñeent fukk am nañ ko fi lii nag daanaka gisaguñ ko fi te nun duñu xeeb teraanga ndax teraanga koy xeeb naroo koo fay léegi nag noo ngi sant bu baax di leen gërëm ci suuf si ngeen nu indil ci sunu mbedd yi ngir sëkkal nu ko ba ndox mi bañ a duggati ci kër yi. lii ngeen fi def ñun xeebuñu ko ndax teraanga du tuuti te président communautaire yu bari nag jaar na fi waaye lii nu gis ci yéen de gisaguñ ko ci kenn. gis ngeen fee gis ngeen fii gis ngeen fële soo jaadee ci sa ndeyjoor it gis ngeen ko mbedd mi it gis ngeen ko boori kër si Cheikh Fall Mbawar geet gis ngeen ko gis ngeen lee. waaye nag noo ngi leen di sant leen gërëm ci kàddu sëñ Fallou Fall moom sëñ Abdou Sakkoor. kon fi ñu nekk nga xam ne ay jafe-jafe amoon na fi chef kii yilimaan ji fi la dëkke woon xam ne bu masaan sebet du mën a dem ci jàkka ji ak yeneen yu béréb yu bare bari liñ ci gis daal mooy rafet na lool ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax. waaw xam naa nag lu mel ni moom commune rurale mi ngi koy jëkk def yàlla moom mi ngi koy jëkk def ginnaaw bi ñu santee ci turu sëñ Cheikh Ndiaye mi chef de village su Darou Khoudoss ak sëñ Ahmadou Mokhtar mi xalifa Darou Khoudoss di ñaan président Lahad Ka moo gën a dolli comme bi ñu ko santee ci turu ñooñu ba noppi moom ak équipe bi mu àndal ci liggéey bu rafet bi ñuy liggéey nag ñu ngi sant suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon jàppale muy conseil yi nga xam ne ñoo nekk fii ku mel ne Mor Lo ak ñeneen ak Mor Fall Mbaye mi nga xam ne moo fi nekk di xaritu Lahad di ko jàppale ci yu bëree bëri. sant nañ ko bu baax a baax benn président communauté rurale it mosu ko fee def moom moo ko fi njëkk a def Njenne gépp it sant nañ ko ci baax a baax gërëm nañ ko ci surtout maa xalifa bi ci turu Sëñ Abdou Latif Jenn mi nga xam ne mooy xalifa bi Jenne taxawaay bi gis nañ ko wax dëgg yàlla Abdou Lahad Ka man xam naa ko nii taxul ma miinanteeg moom waaye ay jëfum moom gis naa ko ci dëkk bi yoo xam ni
gis naa ni maanaam ko am volontaire ndax nag jekke moom bi mu nekkut président communauté rurale da daan jàpp ci dëkk bi kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax. li communauté rurale jëkk engagé mooy fexe ba nga xam ne ndox mi bu tawatee danañ jël ay oto yoo xam ne ñooy vider quartier yi oto yoo xam ne ñooy vider mbedd yi oto yoo xam ne ñooy vider kër yi ba nit ñi mën a am sens mën a dem doxi seeni soxla. ñi ñaan rek li nga xamee ne ñoo dëkk fii lii ñu leen defal da nga xam lu entrepreneur yi góorgóorlu lu liggéey bi baax yéen ko war a dese parce que buñ ci dee def ay xeer wala ay béton loo xam ne bokku ci ñu liggéey ba pare ñi di ko yàq ndox mi du dem loolu si waxtaan wax dëgg la cee bokk il faut que borom kër yi dëkk xam ni lu ñu mën di liggéey fii ba pare ñu wàññeeku dañuy sotti loo xam ne ay mbalit ay fosse parce que kii réseau d'eau pluviale la de fosse taxu koo jóg mbalit taxu koo jóg ndoxum taw moo ko tax a jóg kon képp koo xam ne dëkk nga fii liñ lay dañ defaat ñaan fi yeneen séance li ñu bëgg mooy nga taxaw ci sa waa kër ak njaboot gi ñu bañ ci def loo xam ne da koy saltel parce que bu fàttee rek ndox mi du dem vraiment li ñuy ñaan mooy ñëpp jàpp ci. bokk na ci liggéey communauté rurale bu Touba lenn ci barabu suturlukaay yi nga xamante ne bii ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba moo xam ci garage yi wala bépp barab boo xamante ne bii mbooloo dafay daje saa su nekk ñuy dem di ko saytu ànd ak seeni auto vidange ci kaw loolu nag duñu dañ di yëkkati ay koppar yu tàkku di ko ci dugal moo xam mu jëm ci wàllu carburant wala sax boog ñi nga xamante ne bii ñoo yore daamar yi. màggal goo fi gis rek communauté rurale bi dana ci participer participation mooy la fa nekk ci kër ga ci aju ca borom kër ga ca màggal ga moo xam ay rakkam lañ ñëpp kenn ku ci nekk danañ la dem ci sa kër fa nga xam ne mooy sa foos ñu vidé ko ba mu set wecc. lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram nguur bu Sénégal daal di ko dénk gox-goxaan yi loolu tax na communauté rurale bu Touba gannaaw jéego yu am solo yu mu def yëkkati ay millions yu takku defar ci ay barabu fajukaay ci ay gox yu wuute ci dëkk bu sell bii di Touba lu ci mel ne Thiawène Touba Njaareem Guédé Bousso ak Soura daal dina nag yëkkatiwaat ay koppar yu takku war a toll ci ñaar fukki millions ak juróom daal di ci jënd ay jumtuwaay ngir askan yi mën koo jëfandikoo loolu nag tax na ñi nga xamante ne bi ñooy saytu wàllu wér-gu-yaram gi ci dëkk bu sell bi di Touba yëkkati ay kàddu ngir rafetlu ko waaye askan wi itam rafetlu nañu ko bu baax a baax. bisub sant yàlla la ndax moo tax ma jiital ko ci sama kàddu ci turu quartier bi yëpp waaye nag ci turu Touba yëpp ci turu yoonu murit ak ci turu xalif général des mourides. réew mi toll na foo xam ne li ñu soxlawoo ci paj xëy na kattan gi matewu ko waaye lii wane na ne effort mi ngi am te it suñ ko bàyyiwul danañ mas a àgg ci li nga xam ne OMS moom la wax ni limu nit boo di gis bu nekk am na lim bu mu tollool ci docteur wala ci médecin wala ci infirmier wala ci sage-femme. ñu ngi sant tey communauté rurale bi nga xam ne tamit moom ci turu xalif général des mourides di ndax communauté rurale loxol xalif bi rek la moom taxawu na ba nga xam ne fu travaux yi toll mi ngi koy booster di ko pousser
di ko jëñ ba tey jii ñu yëkkati matériel boo xam ne nekk na ab lot boo xam ne lépp consigné nañ ko ci ay documents ñu livré ko ba mu agsi à bon port comme on dit la ba ñu réceptionné ko dugal ko ci mu mel ni tey population yëpp seen xol sedd na seen xel dal na seen yaakaar itam dolleeku na ñuy ñaan rek li nga xam ne moom la sëñ Touba ñaan ci Touba te nga xam ne lii da cee dugg leneen li ci des yëpp te gisaguñ ko it ñu xam ne danañu ko gis sunu xel dal na ci ñu ngi sant ñëpp ñi fi ñëw. sëñ Abdou Lahad Ka ak ay conseillers am yamuñu rek ci fànn googu ci wàllu wér-gu-yaram ndax dox nañu ay jéego ba dugal lu toll ci ñeent fukki docteur yoo xamante ne bi ña nga bàyyikoo ci réewum Amérique ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir ñu gën a jàppale askan wi ci wàllu wér-gu-yaram waaye lëkkaloo itam ak ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram te ñu fekk leen ci dëkk bu sell bi di Touba. ci kaw loolu sax def nañ ay jéego yu wuute ci gox-goxaan yi nekkee ci biir dëkk bu sell bi di Touba tàmbale ko ca Touba Darou Khoudoss waaye jeexale ko itam ca Ndindi. has seen 3,208 patients. mu ne gis nañu ñetti junni ñaar téeméer ak juróom-ñett nit ñu feebar. Of those patients, te ci nit ñooñu ñu gis. we hospitalized as a team within our clinic ñoom denc nañ ci fii ñu hospitalisé ci ñooñu. more than 200 cases of acute malaria. denc nañ ci lu ci ëpp ñaar téeméeri nit ñoo xam ne dañ leen hospitalisé ci site ñoom bi ñu nekk. with no patient having died. te sant yàlla bi nga xam ne ci ñooñu ñëpp kenn faatuwu ci. lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale nekk lu soxal lool commune rurale bu Touba Serigne Abdou Lahad Ka ak i gaayam yëkkati nañu ay koppar yu takku daal di ci jënd lu jëm ci ay fournitures scolaires maanaam lu jëm ci wàllu cahier bic ak lépp loo xamante ne bii wàllu njàng meek njàngale mi daf koy soxlawoo ba ci sax lu jëm ci laabal barab yi nga xamante ne bii moom moo di daara yi. loolu nag atum ren lu toll ci 20 millions ci koppar yi CFA dugal nañu ko ci. waaye tamit ci kaw loolu am na xew-xew bu yaatu boo xamante ne bii amal nañ ko ci teewaayu ki nga xamante ne bii moo fi nekkal nguur gu Sénégal mu di sous-préfet bu Ndaam waaye tamit mboolem waajuru ndongo yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu njàng meek njàngale mi kaddu gi nag nekk benn dong muy rafetlu mbir yi. président communauté rurale sëñ Abdou Lahad Ka mi ngi jaare ko ci sous-préfet di gërëm ñi nga xam ne ñoom la séqal njàngale mi ci Touba. ndax xam na ni njàngale mi fii ci Touba ak li wër Touba lu jafe-jafe la lu ñuy jànkonte ak i coono la xañ na sax bu ne dañuy indi ay fourniture scolaire di ko jëmee ci école yi parents d'élèves yi ñu bëgg a dimbali waaye école yi ngeen yor fi ne boo ko tuddee ñu bari la naa ndax Touba am na école ndax ñëpp dañoo jàpp ni communauté rurale Touba dëkku Touba bi rek la te communauté rurale Touba dafa boot ay dëkk yoo nga xamante ni bi tey jii boo ci dem la fa nekk ci élève amul benn dëkk bu mu tollool ci Sénégal bu ko am ci élève. am nañu mbégte tey ndax école bi wax ngeen ko ñun ak yéen ñoo ko seq kon su fekkente ne li ñu seq moo waral tey lii ngeen toppatoo ko mu jaar fa mu war a jaar ba agsi fii ngeen woo ñu ñëw nañu kat bagage yaa ngi nii fexe leen ba waajur yi seeni icté xaw a comme bari na yaatu na ñu am ak jàppandal ci duñ jënd ay yenn fournitures yi kon loolu defe naa ne dimbali ngeen ñu comme ni ko sëñ Birane waxee ndax jàngalekat bu xale bi yorul bagage day am jafe-jafe waaye dimbali ngeen nit parents d'élèves yi ndaxte war-war yi bari na. loolu nag lu ñu mës di sàkku rek la lu ñu mës di bëgg la waaye nag ni mu xaw a jàppandale nii daaw ko demee loolu nag dinañ ciy sant président communauté rurale jërë ngeen jëf merci beaucoup. 2320 cahiers de 200 pages 4470 cahiers de 100 pages 9500 cahiers de 50 pages 13392 cahiers de 32 pages 5920 cahiers de 32 pages double ligne 1092 ardoises 250 boîtes de craie blanche lisse 250 boîtes de craie couleur lisse 9750 stylos bleus 96 compas pour mètre
100 équerres pour mètre, 120 règles pour mètre. Pour les produits d'entretien, 720 bouteilles Madar, petit modèle, 720 bouteilles de grésil, 720 bouteilles d'eau de javel, 30 seaux de ménage complets, 15 sacs d'omo de 10 kg chacun, 90 balais nylon, 90 racleurs et 1080 morceaux de savon. kaddu gi nag mun naa bañ a gudd càll la gi nga xamante ni moom moo tënk sama kaddu lépp cant la cant kese ndaxte tey ñun ñi nga xamante ni ñooy autorité yi ñànk njàngale bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax parent d'élève bi nga xamante ni moo jur maanaam waajur bi mu ngi sant bu baax a baax a baax jàngalekat bi mu ngi sant élève bi ci boppam lu muy tuuti tuuti lu ko laal ci wàllu fourniture xam na li jóge ci waajuram xam na li jóge feneen kon nag ñëpp a ngi sant daan na am gaa ci li ma jot a dégg daan na xaw a teel waaye ni mu demee ren gëjoon na ne dem bi ma xoolee dayoo fourniture yi dama ne macha allah yal na leen yàlla yokk ndaam gépp yokk lépp li wër Touba njàngale mënu la bañ a jëm ci kanam ci fi ñu toll fii jàngalekat yi nag ginnaaw yàlla dafa def ñoom ñooy ñun ñi ñuy yónni ma leen di wax encore une fois bu cant boobu weesoo lépp ñaax day am ci biir bu fekkee dafa am programme gunge di la dimbale ngay def ay résultats mu dëgg ay jéegoom waaxu lool yokk ndimbalam yow it yokkal sa résultat kon nag na ngeen xam ne bu cant gi weesoo it yokk résultat la waa communauté rurale bi ki nga xamante ni moo nekk ci bopp bi di Serigne Abdou Lahad Ka maa ngi koy baamuwaat di ko waxaat di ko wax fépp fu ma ko war a waxee Serigne Moustapha Gueye nga xam ne moom la yàlla teg njàngaleem ci loxoom ma teewal ko fi tey mu ngi koy yónnee cant di ko yónnee ak ñëpp ñu mu nekkal ñëpp ñuy ñaan nag gis nañ ñi ngeen def ci fourniture ba toftal ci produit yi nga xamante ni cet rek a ko yëkkati loolu am solo trop parce que fu ne njàngale ne fourniture ne cet fa nga nekk ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm wasalaam. ne communauté rurale Touba moo fi njëkk a def lenn muy wàllu njàngale def ñetti fan yoo xam ne séminaire la boo xam ne daf ko dajale jàngalekati alxuraan yi jàngalekati arab yi jàngalekati xam-xam yi ki nga xam ne moo yor wàllu éducation ci communauté rurale bi commission muy sëñ Moustapha Diatara kenn ku ne xam ko moo ko dirigé woon pendant ñetti fan communauté rurale bi yor leen en charge ñu fay yendu di xalaat ba xalaat yooyu yëpp génn ñu nas ko ci kayit xalaat yooyu fas yéene nañ koo développé pour que communauté rurale bi am base bu mu jàppale jàngalekati alxuraan yi jàngale jàppkati xam-xam yi majalis yi jàppale jàngkati arab yi loolu lépp nag pour mën a am statut boo xam ne dañ ci mën a taxaw gaaral ko état ba bu ëllëgee suñu budget bu génnee bu ñu ci jëlee dugal ko foofu ñu xam ne lii ñu def kat lii moo waral ñu teg nañ ko ci yoon. dëkk bu sell bi di Touba ci xayma yi ñu mujjee def lu ëpp million ak genn wàll ci ay doomu aadama ñoo fi yeewoo loolu nag bu ñu ko waxee daañu yittewoo lool wàllu kaaraange communauté rurale bu Touba dox ci ay jéego yu am solo Serigne Abdou Lahad Ka ak ay gaayam fexe nañu ba def benn poste de police bu yaatu foofule ca Touba Guy Mbind waaye tamit defal nañ ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo di waa gendarmerie ab poste foofule ca Ndindi tollanti ko ca Touba Belel. bu yaatu boobu nga xam ne ni communauté rurale bu Touba def na ko ci wàllu kaaraange gi yëkkati na lu toll ci téeméer ak ñaar fukki million ci koppari CFA daat ko ci dugal. xalif général kullu murid Cheikh Sidil Muxtaar yabaloon ndaw ci ndaje yi nga xamante ne bii moom la ñu doon amal ubbite gi daal dina rafet lu ni mel Serigne Cheikh Bara Lahad moo ko fa teewaloon. ñoo ngi gërëm bu baax Serigne Cheikhouna ak Serigne Mawlu ñoom ñi fi teewal Serigne Sidi ndax Serigne Sidi Serigne bi dafa jël dëkk bi jox ko mu jël communauté rurale bi jox ko Abdou Lahad Ka muy seere cantam ci ñoom di leen xamal ne kenn ku ne ci ñoom li mu yëkkati woon jox ko la ca war lépp sëriñ baa ngi koy def Abdou Lahad Ka mi mu yëkkati communauté rurale bi jox ko itam li nga xam ne dafa war ci moom lépp mi ngi koy def ndax wax naa la léegi nii lépp loo xam ne daf ko war ci police yi ci gendarmerie yi ci lu mu mën a doon
la mu ca tollool tam te nga xam ne du rôle administration donte rôle administration la tam mën leen faa wóotu itam ma nga leen fay wóotu kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. jéego yi nga xamante ne bii communauté rurale bu Touba def na ko jëmale ko ci wàllu kaaraange gi bu ci ñëpp royoon Sénégal dana nekk dëkk bi nga xamante ne bii wàllu kaaraange def yi doy sëkk loolu nag moo tax général Fall yëkkati yi kàddu. dama bëggoon d'abord féliciter les conseils d'une manière générale parce que boo gisee barki démb inauguration bi ñu def ci Noto conseil rural bi moo taxaw ba mu am. fii aussi conseil rural bu Touba du tey rek biñ commencé di liggéey dafa yàgg parce que lii ñuy def tey biñ ko fannee def dafa yàgg te lépp lu ñu def ci moom lañ ko ànd ak di ko def fu ñu soxla local boo xam ne dañ bëgg ñu jox ñu ko pour ñu def ay gendarme ci moom la ñuy jaar lépp loo xam ne sotti na tey ak fu mu mën a jaar d'abord ci moom la jaar ba agsi ñun kon nag action c'est une action décisive boo xam ne moo ñuy permettre gendarmerie tey lépp lu mu réalisé ko donc dama koy sant ci taxawaayam et jege ko ñaan mu continuer di jàppale gendarmerie parce que moom jàppale gendarmerie mooy jàppale boppam mooy jàppale population yi mais ñaan nag population yi que nañ dimbale gendarmerie buñ ko population yi dimbalewul liggéeyam du dox parce que population yi ñooy bëtam ñooy ay noppam il faut que nag population yi di am mat goo xam ne ku du deful lu dul loolu ñu war la wan ñi nga xam ne ñoo war a taxaw ci taxawaay boobu bu ngeen ko defee nag di nëbbal ay nit seen bopp rek la ñuy lor parce que boo sàccee nit nga xam ne kii sàcc la xam nga fi mu sàcc xam nga fi mu yóbbu xam nga bi mu sàccee fi mu ko yóbbu te waxuloo ko yaa ngi moom yéen a yem kon nag da leen di ñaan ñu dolli seen effort dimbale gendarmerie. bu ñu nee dëkk bu sell bi di Touba xel yi nag dina dem ci wàllu dem beeg dikk bi sareet yi nag am ci taxawaay bu am solo. communauté rurale bu Touba bàyyiwu leen gannaaw benn yoon ndax ci nawet bi ñu génn yëkkati na ay koppar yu takku ngir sëkkal leen garage yi nga xamante ne bii ñoo nekkoon ci biir dëkk bu sell bi di Touba tañ ci doon am ay jafe-jafe waaye nag yamul foofu sax yëkkati na lu toll ci juróom-ñetti millions ci koppar yi CFA defaral leen ci ay barabu suturlukaay ngir rek gën a yombal seenu nekkin ci garage yi loolu nag ñu ràññee ci sax garage u Daara askan wi nga xamante ne bii ñoo séq liggéey bi nag rafetlu nañu ko lool. di santaat commune rurale bi ak conseil yi ci nekk yëpp ci taxaw bi ñu taxaw defal ñu ay toilettes yoo xam ne yu mucc ayib la taxaw googu ñu taxaw nag toujours ñu ngi leen ci sant di leen gërëm te di leen ñaan yàlla gën leen a dëgëral. communauté rurale bu Touba ci budget bi nga xamante ne bii moom la jëmale ci dëkk bu sell bi at mu jot dana fexe ba lu toll ci téeméer ak juróom fukki millions mu dugal ko ci wàllu mbalit mi di jëm ci wàllu carburant. ngir jàppale oto yi waaye jëm itam ci ay jumtuwaay yoo xamante ne bii kuréel yi yëngu ci wàllu cet gi daañu ko soxlawoo lu jëm ci màggalu Touba atum ren sax dugal nañ ci lu toll ak fukki millions jëm ci wàllu gasoil bi gannaaw ndigal li tukkee ci xalif général kullu murit ku wax dëkk bu sell bi di Touba xool itam ni muy màggee ba tax na saa su ne gox yi ñiy gën di yittewoo lu jëm ci wàllu courant communauté rurale bu Touba am taxawaay bu am solo boo xam ne nii door na benn projet bu mën a yóbbu courant ca Kéré Ndaw ak corniche su Daaru Muxti loolee nag donte ñi ngi wàcc ngir yeggale ko dugal nañ ci lu toll ci ñaar téeméeri millions ci koppari CFA. communauté rurale bu Touba saa su ne muy wane pastéefam ci ndigal yi nga xamante ne bii mooy bàyyi ko ci xalif général kulu murid gannaaw ndigal lu tukkee ci Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke jëm ci barab yu sell yi ñuy denc way dawlu yi lu toll ci fukki millions ak juróom-ñeent ci koppari CFA daal nañu koy jël defar ci aw yoon wu yaatu woo xamante ne bii latérite la ngir rek jëmale ko ci barab yu sell yi gën a yombal askan wi dem bi ak dikk bi rawatina ci barab yi. digal la loo xam ne jotoon nañ ko ci xalifa général des mourides mu waxoon ne dafa bëgg communauté rurale Touba defal ko rang ngir mu ñëw ba ci armeel yi ngir ñi nga xam ne ñu ngi fi indi ñu wujj seen borom jafe-jafe yi ñu doon am ci yoon wi dootuñu ko am bi ñu déggee ndigal li lool rek ci le président bi daal di jóg daal ci taxaw ak conseil yi ñu daal defar rang bi nga xam ne moom lañ gis boobu ak si fii bi ñu noppi itam di defar fii néeg bi nga xam ne ci la gardien bi nga xam ne mooy war a yor fii ni di dëkk aussi itam réhabilité defaraat itam yeneen tabax yi nga xam ne nekk nañ fi te ñu war koo defar. boo demee marché Ocass di ngeen ko gis ci biir bande bi pare na
incha allah lu fekk fan yu néew commune rurale bi dana ko inauguré loolu tamit commune rurale bi moo ko fare loo xam ne jege na 160 millions wala lu ko toll loolu lépp moo ko fare defaraat marché bi te kenn ku ne xam na ne Ocass dafa lakkoon waaye jël na xalaatam daal di koy defaraat loolu lépp nag ci xalaatu président bi Abdou Lahad Ka ak ñi mu àndal mu conseil yi ak ñëpp ndax loo man leen waay man rek ñam àndal staff bi muy nekkal ñoo ko ci jàppale bu war a man loolu moom communauté rurale bu Touba ab taxawaayam yamul rek ci fànn yooyu waaye lu jëm ci wàllu càmm gi am na taxawaay bu am solo boo xamante ne bii def nañ ko ci lëkkaloo gu ñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ne bii ñoom la ñu dénk wàllu élevage ci département bu Mbacké ay koppar yu takku saa su nekk duñu dañ di ko yëkkati ngir rek faagaagal dawkat yi nga xamante ne bii mën nañoo indi loraange waaye bépp xeetu liggéey boo xamante ne bii dana mën a tax ñu saytu ndawal gi ñuy jëfandikoo dugal nañ ci seen loxo ngir gën a am ay leeral ci fànn googule Ndari Diop mi nga xam ne nii moo jiite kër gi saytu lépp lu jëm ci wàllu élevage ci département bu Mbacké indi na ci ay seere. société service bi action bi ci ëpp daanaka ci Touba la jëm ba ci loolu am na ay programme yoo xamante ne bii jot nañ ko exécuter ak ñoom bi may doore muy kaawu chien errant yi ak comité rural bi nga xamante ñun def nañ suñu expression de besoin jàpp nañ bu baax. boo jëlee opération daaw bi. juste avant le magal jot nañ fa rey ñaar téeméeri xaj ak juróom 205 chiens fi mu nekk nii on est à 189 chiens ci deuxième opération bi te encore pare wuñu à chaque fois bu ñooy def opération ñoom ñooy jàppale ci appât yi jàppale ci carburant bi jàppale ñu également ci ñëw yaa ak indemnité yi nga xamante ne bi moom la ñuy jàpp moom la ñuy fay manœuvre yi nga xam ne bi ñoo ñuy accompagner ak gaz fosse yi ak ak essence bi pour incinérer chiens yi ñoom ñëpp ñoo ngi ko jàppale. bon bu ñu demee également ci beneen côté maanaam dafay day mel daal dafay taxawaayu ministère bi parce que suñu ministère bi suñu ministre bees bi ñëwee am na programme spécial boo xamante ne bii dafa concerner les infrastructures pastorales bokk na ci loolu parc à vaccination yi. conseil rural Touba Mosquée bu ñëwee daal di tabax installé ñetti parc à vaccination benn bi Nasrou Bogo. benn bi Sorong Pël benn bi Wuro Diofo yaakaar naa ko ñooñu taxaw nañ taxawaayu ministère bi te bi ko ñetteel mooy abattoir bi nga xamante ni bii tamit bu bees la bi nga xam ne Afrique yëpp ñaar moo fi am bi nekk Casablanca au Maroc ak bi nga xam ne moo nekk Touba nii bon c'est vrai que pare woon na bu yàgg mais avec volonté ministre de l'élevage et des productions animales ak taxawaay bi ñu taxaw. ak tamit considéral bi ak sëñ bi nga xam ne ndigal bi mu si joxee moo tax vraiment loolu moo tax actuellement abattoir bi démarré na. considéral tamit wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo parce que ñu ngi jàppale ci organisation démarrage bi ensuite même xale yi nga xamante ni bii ñoom lañ defal formation comme abatteur dajale boucher yëpp nga xamante ni ñoo ne ci marché yooyu ñu toog waxtaan génn liste boo xamante ni bii de 40 personnes. wax ne pour le moment ñu ngi leen di former donc foofu tamit soo ko seetee emploi la boo xamante ni bii ñoom tamit ñu koy créé donc ñu tam foofu tamit wax dëgg yàlla duñ def lu remercier leen daal donc loolu moom wax dëgg yàlla jàpp nañu ko daal en tout cas daal ñu ngi la collaboration entre le conseil rural ak le service département de l'élevage de Mbacké vraiment c'est une collaboration très saine collaboration boo xamante ni bii naxantewuñu lu ci waay wax moromam dana ko def te wax dëgg yàlla daal ça marche bien daal. sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant xaadimu rasul di sant Cheikh Sidi Mokhtar di sant Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké moom mi nga xam ne moo ma dénk teg ci boppu liggéey bi di boppu communauté rurale bi ma ànd ko ak conseil yi di liggéey bi comme li ngeen ma ci wax rek man liggéey jiite ko laa man waaye maag conseil ñi ma ko àndat yëpp ñoo bokk réussite bi li nga ma laaj noonu ci dañ doon càmbar communauté rurale bi donc biñ ko càmbaree gis nañ ne seet ngeen ci wecc loolu mooy li ñu war nit lépp loo xam ne dañ ko dénk dama jàngoon te suñu jàmbaari l'islam ji nga xam ne Serigne Abdou Lahad nga xam ne mooy suñu lépp mooy suñu yaakaar yi tey ëllëg mooy suñu référence mu ne nit dafay xam ne yett li nga moomal sa bopp li nga sa yoon nekkut ak liñ la dénk ak li nga bonk ak nit ñi lenn lu ci nekk mu déterminé woon waxoon nan nga ci war a doxe
ndigal loolu mu ñu joxoon ak doxin woowu mu santaane woon ci loolu rek la ñuy dox bu ñu joxoon adduna ak li ci biiram buñ ci loola la ñuy doxal suñ gisoon adduna ak li ci biiram ci yoon woowu la ñuy dox ànd ko ak vice président Serigne Sidi Abdou Aziz ak Serigne Mass Diop ak conseil yëpp ñi nga xam ne staff lañ boo xam ne nii tout le temps ñu ngi ci communauté rurale bi muy ku mel ni Alaaji Ndiaye ku mel ni Birane Gueye ku mel ni Moussa Saw ku mel ni Abdourahmane ku mel ni docteur Silla administration bi secrétaire communautaire bi Thian secrétaire yi waa état civil donc waa Al et marché comptable ñëpp ñi nga xam ne personnel bi yëngu ci communauté rurale bi ak conseil yi ñu ngi leen ma di leen sant di leen gërëm ak personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci assainissement ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci nettoyage bi ñëpp kenn ku ci nekk jàpp ak service yi nga xam ne commission yi commission assainissement commission santé commission éducation commission jeunesse comme Morlo ñoom ñëpp saa bu liggéey taxawee rek jóg nañ di sant préfet de Mbacké mi nga xam ne mooy département bi di sant sous-préfet de Ndam di sant autorités yi nga xam ne mooy police ak gendarmerie ak sapeur pompier ak service de jeunes yi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm parce que ak service vétérinaire bi nga xam ne def nañ liggéey bu am solo ci lépp loo xam ne yëngu na ci dëkk bi te ñu war ci intervenir suñu leen wooyee jox leen ay moyens ñu dem intervenir te na mu gën a rafete ci ndigalal sëriñ bi di sant Cheikh Sidi Makhtar yàlla na fi yàgg te wér di sant sama sëriñ Serigne Sidi Abdoul Ahad mi nga xam ne yàlla na fi yàgg te wér te jox ma liggéey bi di sant bu baax a Cheikh Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit te nga xam ne yàlla dogal ne lu bari ci liggéey bi mi ngi ciy jàpp jafe-jafe buñ ci am bu ñu ko waxee rek dana ko lijjanti ànd ko ak ñun guddi ak bëccëg suba ngoon mi ngi ci suñu wet lépp jafe-jafe bu ñu am mu taxaw ci wàlli yëpp moom it di ko sant bu baax di ko gërëm di sant aussi comité de organisation bi nga xam ne ñoo ànd ci organisation bi ak préparation màggal gi te Serigne Ousmane Cheikh Bassirou Mbacké jiite ko te ñi ci Serigne Ousmane nekk ci ak Cheikh Abdou ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci collaboration bu rafet bi ak liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ko ànd ñu di ci taxaw di ci ànd ci lépp loo xam ne luñ ci war a def la ñu ànd ceeg ñoom lépp loo xam ne lu ñu ci war a yëgal la ñu yëgal ñu ko ñu ànd koog ñoom di sant bu baax Serigne Cheikh Abdou Latif mi nga xam ne moo jiite woon mbale mi dëkk bi ak Baye Fall yi mu ko àndal ak murid yëpp di sant bu baax a baax ñoo xam ne faw ñu remercier leen muy regroupement safaru benn yi bi mbale mi ñëwee ñoom ñëpp ñu mobiliser benn yëpp maanaam jox ko Serigne bi moo communauté rurale bi jël moyens yi nga xam ne ak carburant bi ci war a dem yëpp def ko ci ñu ànd ak taalibe yi seen Cheikh Abdou Latif jiite ko ak commission bi ànd ak Baye Fall yi ba dëkk bi mel nii tey yaakaar naa ne bu ñu doon seet ban dëkk moo gën a set ci Sénégal tey Touba moom la ñuy mooy exemplaire bi donc di sant bu baax waa dëkk bi nga xam ne population bi nga xam ne ñooy communauté rurale Touba Serigne bi yëkkati ma teg ma ci bopp communauté rurale bi ma fi teg nag li ma fi tege mooy yittee askan bi ak seen bëgg-bëgg lépp lu ñu ci man ñu def ko lu ñu ci mënul ñu jéem ko la jàmbaari l'islam ja waxoon sëñ Abdou Lahad daf ne yàlla de bu la dogalee nga nekk ci kanam nit ñi te nga li la war mooy nangoo wuti te bu wutee nga am te boo ñëwee nangu koo séddale te gën caa mën koo muñ wala nga gën caa néewle loolu la ñuy yore mbooloo noonu la ñuy jiitee nit ñi loolee moo xam nag ci lañ fas yéenaa nekk lépp loo xam ne daal yittee askan wi la wala seen njariñ ci luñ xam ak luñ xamul wala seen bëgg-bëgg ci loo xam ne dëkk bi santaane na ko diine nangu na ko ñun loolu mooy suñu yitte loolu mooy suñu bëgg-bëgg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf kon mbokki téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo ni ko olof yi waxee li duuf ci nag wi xajul ci cin li ba tax na foofu la ñuy yamani ak yéen tey jii waaye tamit umpalewu leen ne bëri na ay secteur wala ay xeeti liggéey yoo xamante ne bii communauté rurale bu Touba mi ngi ciy yëngu ngir jàppale askan wi nga xamante ne bii ñooy yewwoo ci biir dëkk bu sell bi di Touba rawatina itam ñi nga xamante ne bii état bu Sénégal moom moo ko dénk gox-goxaan yi loolu lépp kon gis nañ ko ci biir reportage bi mu am itam yeneen yoo xamante ne bii daañu leen ko gëstul ci jamono yi di ñëw ngir mën leen ko woon ndax itam loolu nekk na lu am solo loo xamante ne bii baax na ci askan wi baax na itam ci waa communauté rurale ndax képp ki nga xamante ne bii dañu koo dénk mbir askan wa ko dénk war na saa su nekk lam ca def
mu won leen ko fam ci yam itam mu waxtaanee ak ñoom lii bokk na ci li nga xamante ne bii moo waraloon gëstu bi ñu leen doon jagleel ci communauté rurale bu Touba di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ci àndaloon Serigne Mor Fall Mbaye Serigne Bara Ndiaye ak ñëpp ñi nga xamante ne bii rek jàpp nañ ci liggéey ba mu mën a yemb ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaye tamit nag di leen dig daje ci beneen jataay ci beneen reportage wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh